Papa Ali Cissé dafa mel ni trafic lañ dugal de. dafa mel ni ñoom ñoo jaawale jingle bi ubbi journal bi ñu dooree ko ci li gën a fees ci bopp xibaar yi Imam Aliou Ndao dañu ko woluwaat tey jii ci tribunal bu Ndakaaru war na am nag audience boobee ci salle 4 ci tribunal bu Dakar en tout cas waa FRAPP nee nañu war nañu jël dogal bi mujj daan ko wala teggi yooyu lay daan ñu koy toppee saa su ne bari na loolu nag ay njaboot yu ñëw fii ci Ndakaaru ngir assister boobule audience lu may loolee itam dinañu wax ci ñi nga xam ne terre bi daf leen impacté ci banlieue bu Ndakaaru daañu soppiwu doxalin ci wàllu xeex faw ñu respecté leen lu ko mooy daañu commencé di tukki ci terre bi ak seen tukkinu bopp nag des na wax ci guerre ba nekk fële ci Ukraine Sénégal benn cellule de crise la taxawal ki nga xam moo jiite Sénégalais de l'extérieur moo ko xamle muy Sarr dellu soit ci collaboration bi muy sàkku ci njabootu ñi seen njaboot nekk foofee ca Ukraine tey jii ci altine ji ñaar fukki fan ak juróom benn ci weer bi di bis bu ñuy màggale Kazu Rajab muy màggal feeñ ci jamono Serigne Fallou Mbacké ibn Khadim Rasoul dinañ ci dellu soit ak importance su bis boobule wàllu sport dinañ ci ànd ak Baye Ma Anta Mboup yéenekaay Mantoulaye ci bundoye Faram Fàcce gi Mambey Ndiaye. Voici Trafic News. Papa Ali Cissé. bon aywa Papa Ali nekku ci ligne bi Mambey nañ dem. ayte ñu bàyyi la kon nga dem jëli café gi ñu door waxtaan wi ànd seex le député du peuple El Hadji Mouhamadou Mansour Diop Birahim Diadji Touré ni nga ko waxee ci ndorteeli altine tey jii ñaar fukki fan ak juróom-ñett la ñuy màggal li nga xam ne mooy màggalu Kazu Rajab mu di ak fàttaliku ci gane si àdduna Serigne Fallou Mbacké doom la ci kii xàllu yoonu Murit Serigne Touba édition 2022 bi nag ñu gis ne dañu koy rek jëmmaan nañu ko daan defee mbooloo mi takk lool taalibe yi dikk fa ndax nag toog nañ ñaari at yu nga xam ne nii mbas mi moo tax màggal gi amaluñu ko nañu ko daan amalee. si tënk ba tey ak nag lii nga xam ne mënees nañu jàpp moo ñeel wàllum terrorisme ak imam Alioune Badara Ndao xam ngeen ne altine tey jii sa salle numéro 4 bu tribunal bu Dakar la fës ne taxaw moom ak ña nga xam ne rek moom la ñu tuumaandoon dool gannaaw nag appel ba nga xam ne parquet daf koo def ndax jotoon nañu ko àtte ba noppi parquet defu appel mu mel ni bu fekkee tey jii taxaw ga mënees nañu wax ne daf caa am ndam kon nag dañuy confirmer le ruusandee kon ci appel bi ci àtte bu njëkk ba bu fekkee nag amu sa ndam mënees nañu wax ne kon dafay tëddaat moom Imam Ndao kon dañu koy condamné loolee la waa FRAPP France dégage di ñaawlu convocation bu Imam Ndao ndax si ab communiqué la moom ñoom waa FRAPP France dégage ñu ngay xam ne kon Imam Alioune Badara Ndao dañu ko tuumaaloon ci lu tegul fenn ci wàllum terrorisme tëdd na ñeenti at yu nga xam ne nii mënees nañu wax ne gannaaw ba ñu ko àttee dañoo wax ne deful dara kon nag ñeenti at yi mu perte si kaso bi mu mel ni it moom ci boppam moo waroon topp sax nguur gi ndax ñeenti at yi mu tëdd foofee daal di koy perte ci la mu mënoon amal ci ak dundam te mu jëw koo amal nguur gi nag mu waroon a jéggalu waaye def ko tey jii mu woote waat def geneenu appel kon nag loolee la Guy Marius Sagna di ñaawlu ci ab bataaxal bu nga xam ne jot nañu ko def Birahim Diadji Touré appel boobee nga xam ne def nañu ko tey jii mu mel ni gis nga waa FRAPP France dégage nañu ko jàppee. waaw mais au-delà FRAPP France dégage xam nga ci wàllug yoon dañ naan ni procureur am na sañ-sañu def appel bu ñu xësee ba joxe li nga xam ne moom mooy verdict ci benn procès mais Mambey moi c'est un dossier qui me dérange li may déranger mooy nga jël doomu aadama dugal ko tuumaal ko dugal ko ci kaso bi ñeenti at ñu àtte li nga xam ne moom mooy ci wàllu woowu ba ñu àttee ñu xool ne ni ñun de dañ la tuumaal rek loolu yëpp dara amu ci ñu bàyyi la nga ñibbi am na ñeneen ñu tuumal xool li nga xam ne moom mooy dossier bi gis ni ñoom ñoo def ñu bàyyi leen ci kaso bi mais koo xam ne da nga ko tëj ñeenti at àtte am ñu ne daal non-lieu am na lañu toppeetuñu la dara parce que jàpp nañu ne amuñu lenn lu ñu mën a sukkandiku lu taxaw pour mën la bàyyi ci kaso bi wala mu ñu mën la àtte boo xam ne dañ lay dugalaat wala ñu bàyyi la ci biir kaso bi bu fekkee dañ def appel di sulliwaat loo xamee ni man jàpp naa ni doomu aadama boo ko téyee ci bërëb comme ni ko ñooñu waxee ne ni ñu dugal la ci kaso 4 ans ba nga génnee laajte woo nampaay laajte woo dara parce que quand même 4 ans en prison mais c'est 4 ans yoo xam ni tënk nga ko ci sa àdduna ci sa dund 4 ans yooyu gisoo ci sa njaboot dundoog sa njaboot 4 ans yoo xamee ni peut-être am na loo ci waroon liggéeyoo ko 4 ans yoo xamee ni maanaam dafa mel ni parenthèse la ci sa vie donte kaso nag dañ naan du mook dee mooyam du jaas nekk mën na cee dugg waaye
am na foo xam ne bu ñu fa tolloo li ñu naan faaseel loolu nekkal demal ci leneen nañu bañ a topp li ñuy woowee agenda wu ñeneen wala lobby wu ñeneen sur le plan de la lutte contre le terrorisme ñu bañ ko jël prétexte pour Mambay gis nañu ko mu waxtaan ak koo xamee ni dañoo jàpp ni sax na sikkim jël ay tànk tubéyam wàññi ko dagg ko di nekk ci jumaa ji wala ci jàkka ji chaque jour rek ñu ne ko non Mambay léegi dañ lay soupçonner de terrorisme nañu bàyyi di jël agenda wu ñeneen wala lobby wu ñeneen gis nga ñeneen ñooñu nga xamee ñoom ñoo ñu bëgg imposer seen agenda tey am nañ lu leen doy ci li nga xam ne moom moo xew ci yeneen i réew ci àdduna bi nañ dem ci appel bi d'accord parce que yoon moom may procureur mu def appel mais ngelawaay bu ñu paree ci mbir mi bu dee setal nañu ko je pense su ma doon moom imam Alioune Ndao ñu setal ko li mu doon bañ naan ni du ma topp nguur ci ndàmpaay danaa ñëw ne nguur gi fay leen ma parce que mën leen ma tënk pendant 4 ans ci kaso ñu génn ñu xam ne def ma dara ngeen woowaat ma ci loo xam ne tamit def ma dara bu ñu demee ba pare ci na leen topp ne leen nag fay leen ma ci li ngeen gàllankoor ci sama àdduna. mu ngoog le député du peuple mu ngoog 4 ans la fa nekk te bëri na si ñu nekk ñoo xam ne nekk leen situation yu mel nii caabi daf leen féete ginnaaw ñu nekk fay at ñu àtte leen ne def leen dara te nag yoon am na lu mu warloo ñoom te ñu bëri noonu lay mujjee day naxas. te ñoom xam nañu ko mooy ñi nga xam ñoom ñoo lay topp ci yoon xam nañu ni yoon waajal na ni nit ki bu fekkee dañu ko tooñ dugal ko kaso ci ak njuumte bu fekkee ndàmpaay la lii dañ ko war a ndàmpe te nii la ñu koy ndàmpee li tax bu arrivé ay nit nag du ñu respecter procédure boobu comme ni mu jaadoo mais comme ci sa plat bi sànq ci suba. mooy dugal caution mu yomb boo koy génn xaw cee daw bi bëgg a dee bu ñu lay dugal kaso benn signature dong lay dugal kaso ak ay accusations yu yomb mais bu ñu la génnee yow pour sa ndàmpaay sa ay droit pour ñu delloo la ko dafay nekk problème. Imam Alioune Ndao non seulement ñeenti ati kaso yi mais deram bi ñuy lawtee turam c'est-à-dire que bu nekkee famille chef de famille ay njabootam du ñu nekk ci jàmm lawte bi tudd bi ci tudd boo xam ne ci commencement ba ay accusation la woon finalement yoon ci boppam moo ni lañ la doon toppee amul mais yoon boobee ci boppam muy gouvernement bu Sénégal moo ko toppaat parce que xam nga toujours procureur dafa représenter ministère de la justice bi bokk ci gouvernement bi ànd ak askan wi moom mooy toppaatee kon nguur gi ni imam Alioune Ndao delluwuñu ginnaaw ca la ñu la doon tuumaal ñëwaatal mais loolu moo war a dakk vu moom paa bi âge bi mu am li mu jàngal ci ay nit ci alxuraan li bootu ci ginnaawam ci njaboot jamono ji ñu toll ay responsabilités am ci biir réewu Sénégal moi j'interpelle le gouvernement ñu jël ay nit yabal leen ci fi imam Alioune Ndao nekk fi mu dëkk ñu xool góor gi ñaata ci ay njaboot ñoo ko yaakaar bootu ci moom ay ndongo daara ay boroomi kër ak ñeneen ak ñeneen mu nekk ku am solo ci askanu Sénégal nekk ku am importance ci suñu dund social mais xoolal ñeenti at yooyu yëpp ñaata nit la ñu souffrir loo magum jëmm aussi dugal ko kaso di ko mën a arrivé yëpp dañuy xool nit ki lan lay représenté bu fekkontoo ni menace réelle menace la ci Sénégal justice du ni ko dañoo juumoon demal toog yi bu doon menace diggantaan kenn du cautionné li muy def te kon duñu ko ni demal mais topp koo xamante ni bii lawti la amagoo preuve bu leer di ko baagante la ci magum jëmm moo xam ne boot na ay téeméeri nit yu ko yaakaar ci wàllu dund ci wàllu jàngale ci wàllu jumaa yi ci wàllu jàkka yi non il faut itam li Guy Marius Sagna wax nañu ko létt moom mu gaaw mbaa ñu firi sénégalais yi nga xamante ni bii dañoo soxla ay imam Alioune Ndao yu bëri ci biir askan dañu soxla ñu mel ni moom ñu mel ni ñenn ñiy doxal ci doxalinu politique ñiy layaam-layaam yi bu ñu waxee criminalisation góor jigéen ak ñeneen ñooñu la ñu soxlawul mais imam Alioune Ndao dañuy soxla ñu mel ni moom ci biir askan wi former nit ñi jàngal leen jiite ci jàkka yi ami daara dimbali borom kër bay ci tool yi sàmm gi développement dañoo soxla ay junni yu mel ni moom. voilà ñu waxtaan ci leneen lu soxla bi la jot ay xibaar mu di guerre ba am ca Ukraine xam ngeen ne kon taxawal nañu benn cellule de crise bu nga xam ne nii dafay dajale doomu réewum Sénégal yi nga xam ne ñoom ñooy yeewoo foofee sa Ukraine taxawal nañu ko sa Pologne loolee nag ko xamle moo di secrétaire d'État bi ñu dénk Sénégalais yi nekk sa biti réew moom Moïse Sarr mi woon si njeextulaay bés bi sa Fatick foofee la yëkkati ay kaddu sàkku ci waajuru ñooñee nga xam ne ñoo nekk sa Ukraine di ay Sénégalais ñu collaborer ak autorités sénégalaises yi ñu ànd see Alioune Badara Sonko.
Dans le souci d'assurer la sécurité des Sénégalais vivant en Ukraine, les autorités gën a toppatoo sénégalais yi nga xamante ne ñoo nekk ci Ukraine waaye tamit aar seen sécurité moo tax gouvernement bu Sénégal jamono jii daan nay samp ab cellule de crise bi nga xamante ne ca Pologne lañ ko daal di teg. Sénégalais bu mën a traverser frontière ba rek avant muy traverser frontière ba na jóg ak ñoom comme ça ñoom aussi ñoo ngi liggéey bu baax a baax ak autorités yi nekk Pologne comme ça ñu mën a nekk ci lu ñu naan mooy check point yoo xam dañ ko def ci frontière bi comme ça ku fa ñëw rek nekk sénégalais ñu mën la accueillir mën la effectivement assister mën la également secourir. bu ñu sukkandikoo ci Moïse Sarr mi nga xamante ne mooy secrétaire d'État des Sénégalais de l'extérieur moom nag bokk na ci li muy sàkku mooy famille ñi nga xamante ne ñoo nekk ca diwaanu Ukraine ñi gën a jokkoo ak ñoom di partager lépp lu jëm ci wàllu information yi leen soxal. boo gisee information boo xam ne yaakaar nga ne bii kat bu ma ko joxee dina mën a tax bu ma nekk ci danger ñee teel ku xam waaye ñu am information boobu bu ko defee waa ambassade danañ mën a informer autorités yi nekk Ukraine pour ñu mën a porter secours assistance ak sénégalais yooyu. Moïse Sarr ba tey di ñu xamal ni que lu toll ci téeméeri sénégalais ñooy dund fële ca Ukraine. guerrub Ukraine boobeex coow la sa lax suwaay it njëgal bale bi ñu wax ne soo moytul dana yokk jàppale ne kon lay raam di xeeñ fii ci réewum Sénégal moo di yokkute gëneen woon ci jëm ci wàllu mburu mi loolee nag mënees nañu wax ne blé bi moo yokk ci 5% loolee nag jamono ji nga xam ne sénégalais ñu ngi doon am ak mbégte jëm ci wàññite bi nga xam ne président Macky Sall dañu wax ne wàññi na ko ci njëgal diwlin bi ak ceeb li ak suukar si ñuy wax loolee di ko kontaane pare guña ñuy laam-laamee ne kon mburu mi dana yokk ñu ànd seexala Balde. mu nekk nouvelle bu neex lool gannaaw bi nga xamee ni coono bi askan bi nekkoon jëm nag ci njëg gi seer jëm ci wàllu dund gi mu mel ni nag yëf yi mën naa tegatémbe bu fekkee ni rek li nga xamee ni mooy xeex ba fële ca diwaanu Europe rawat ne diggante Ukraine ak Russie mu ngay gën di takarnase produit yooyu nag bokk na ci ceeb bi suukar ak diwlin bi nga xamante ne nag autorités yi jël nañu dogal ngir wàññi ko yooyee produit sax ñu jàpp ni bëri na li nga xamante ne nag Sénégal da koy faral di jéegaane la koy firndeel nag njëgu pétrole bi ci àdduna bi ñu jàpp nag yokku na ndax jamono ji daanaka $100 US lañ koy daal di wecceekoo te xeex bi mu ngay doog a tàmbali te xamaguñu ana kañ lay daal di jeex yokkute bu ni mel nag ñu jàpp ni dana am njeexital ci koom-koomu réew mi gannaaw bu nga xamee ne nag njëg yi dafa sukkandiku lool ci njëgu baril bi la koy firndeel sax di kàddu yi nga xamante ne nag président fédération des boulangers daal na koy yëkkati moom mi xam ne nag yokkute lu jëm ci wàllu cours blé bi daanaka juróom ci téeméer boo jël ci njëg li jàpp ni boo mooy dina am njeexital ci njëgu mburu bi mënees na ñoo jàpp yokkute ci ayubés yi ñu dëmmal xanaa nguur gi rek def système de péréquation bi daal di renoncer ci taxe douanière yi ngir rek mën a jàmmarloo ak yooyu la jafe-jafe ñeel yokkute njëgi bawoo ci àdduna bi. mu nga Birahim mooy li ñuy faral di wax ne ay du yem si boppi borom. c'est sûr xam nga même ñun ñoo war a nag xoolaat suñu bopp su ma nee ñun mooy Afrique parce que tey dañoo sukkandiku ci ni ñu ko waxee ci cours du blé 5% la ñu wax la yokk boo xoolee ci xayma. bi ñuy yokk li nga xam ne moom mooy njëgu farine bi au plan mondial njëgu blé bi mu am jeexital fii ci réewum Sénégal mu ngi woon ci 316 € tonne bi mu yemook ak lu tolloog 202 000 francs CFA. léegi tonne farine bi wala tonne blé bi au plan mondial ci li ñu yokk ci li nga xam ne moom mooy jafe-jafe yi am fële ca diggante Russie ak Ukraine mu ngi ci 340 €, 223 000 francs CFA. Ça veut dire que am na lu ci tegu. Sénégal ñu am loo xamee ni dañu koy baaxoo mooy jël wala jënd blé parce que ñun duñu ko bay blé bi nag principalement ñu ngi koy jëlee ci réew bu mel ni Russie waaye tamit ci Ukraine nga xam ne tey Ukraine bokk na ci juróom-ñaari réew yi nga xam ne ñoom ñoo ëpp solo ci wàllug lii di exportation blé Russie moom daanaka ci ñaari njëkk yi la bokk bu nekkul sax premier Russie boobu nga xam ne ñun suñuy échange ak Russie au plan commercial blé boobu bokkoon na ci mais tey Russie dañu ko tënk tëj ko sur le plan économique moom ay sanctions yu teg ci kawam moom dootul exporté ci dara parce que fi ñu toll nii moom la mu doon exporté moom moo ko gën a soxla. Ukraine moom mënatul def lu bari parce que mu ngi ci jafe-jafe yi nga xam ne Russie ñu ngi ko teg mais Sénégal tey lan mooy le problème wala lan mooy situation bi fi posé wu mooy tey meunier yi mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy jënd boobule blé di ko soppi mu doon farine di ko jox suñu boulanger yi ñoom nee nañu am nañu stock boo xam ne mën na leen a téye
fii léegi 2 mois parce que démb rek maa ngi waxtaan ak ki nga xam ne moom mooy président association des meuniers du Sénégal mu xamal ma ni ñoom meuniers yi de amagum nañu suffisamment de blé boo xam ne mën nañ ci dund donc au quotidien di ko jox boulanger yi di ko sotti farine au quotidien fii ak ñaari weer est-ce que situation bi xew fële ci diggante Ukraine ak Russie dina perdurer ba boobu lu ñu ñaan mooy mu bañ a demee noonu waaye ce qui est sûr mooy li may wax mooy gis nga lu am ci benn réew jamono ji ñu toll nii bul jàpp ni ci réew moom lay yem wala ci pàccu réew yooyu lay yem mais day am jeexital au plan mondial ba ci ñun suñuy réew li tax sànq ma naan ni il faut que ñun ñu xoolaat suñu bopp mooy ñun Afrique mooy tey ñun on ne fait que subir Afrique day subir ci lu mu mën a doon lu xew diggante France ak Allemagne wala lu xew diggante Ukraine ak Russie Afrique nekkewuñu fi lu dul di subir li ñuy woowee les chocs exogènes yooyu ñu wax parce que tout simplement dañoo moomagul suñu bopp sur aucun plan tey ñu ngi wax wàllu Russie am na journal bi bind naan lan moo tax dégguñu président africain yi condamné ñoom ñëpp jàpp naa ni bi leen président Macky Sall en tant que président de Union africaine ak kii di président commission africaine pour Union africaine génnee communiqué ca la ñu mën a tënku parce que tout simplement tey au plan commercial Afrique réew yu bari dañuy seq ak Russie dañuy seq ak Chine mi nga xam ne dafa bokk ci partenaire yu Russie ndax gis nañ ba ci ay conseil de sécurité yu Nations Unies benn veto moo ci jógee bi ñuy wax wàllug ay sanctions yu ñu war a teg ci Russie muy Russie ci boppam mais muy Chine muy Inde ñi nga xam ne ñoom am nañ sañ-sañ wax ñoom dañu def li ñuy woowee toog ne ni ñun du ñu voté nii oui nii non dañuy abstenir ça veut dire que yooyu les réew ñun Afrique dañ leen di sóoraale mais ñun li ñuy sóoraale moo bëri ça veut dire que moomaguñu suñu bopp te c'est l'opportunité aujourd'hui crise yi am au plan mondial tey diggante Ukraine ak Russie mu am ay jeexital ku ci nekk di ci wax Europe tey gis nañ ñu gën a suudewu ci seen biir États-Unis ànd ak ñoom ñu yore seen OTAN nga xam ne moom moo bëgg daanaka waabale lépp parce que coow Russie bi mooy OTAN dafa bëgg dem fu nekk mu nekk fa dem ba daanaka ca buntu Russie mais ñooñu ñëpp tey ñu ngi déggoo di manko di amandoo doole ñu gis Allemagne ne ni ñun yokk nañ dañuy yokk sax 2% ci suñu budget ci wàllu armement mais où est l'Afrique dans tout ça l'Afrique est à la traîne toog di seetaan mel ni ñun dañuy subir kese tey c'est l'opportunité pour Afrique ñu mën a def lu ñu woowee coopération sud-sud am na ay jamono ñu ko doon wax mais sud-sud bi bu ñu koy wax daanaka yu néew lay doon mais tey tëj nañu suñu frontière ak Mali alors que Mali bokk na suñuy premier partenaire commercial ci Afrique sowu-jant est-ce que ñun dañu war a parce que France nekk na ci benn jafe-jafe nee na Mali li ngeen nekkee d'accord uñu ci wala yeneen réew ne Mali li ngeen nekkee d'accord uñu ci ñu tëj suñuy frontière ba tey ñun am gàllankoor ak Mali boo xamee ne peut-être tey bu ñu amoon nu ñuy waxtaanee doon nañu seet nan lañ def ba coopération sud-sud boobu mu mën ñoo jariñ France lu muy coow li lu muy bëri am na ay réew yoo xam ne dañoo jël seeni compagnie aérienne ne leen même bu dul 100% ñoom ñooy dem Mali mais nañ jël 50% yi dem Mali ça veut dire que ñun dañoo tëjloo suñuy frontière ñu topp leen comme ay xar ñoom ñu jël seeni 50% wu seeni kii ne ñen garaaw ñun mën nañoo parce que sur le plan économique bu ñu tëjee lépp lu jëm ci wàllu dem ak dikk ak Mali du ñu arrangé mais nañ jël au moins 50% yi ñuy continuer di dem wala bu ñu demul directement Mali nañu wàcc Nouakchott après jël auto et cetera ça veut dire que nous il faut qu'on arrête de subir c'est vrai que village planétaire mais ñun ñoo war a tamit seet lu ñuy mën a amee même président Macky Sall en tant que président Union africaine je le disais la dernière fois il faut que mu xool sur le plan économique ak ay partenaires am de tous les présidents africains nu ñuy def ba Afrique au moins sur le plan économique gën a taxaw ba nga xamee ne yeneen choc bu amee ñoom tamit ils ont leur dinañ am li ñu wooye notre mot à dire ce qui n'est pas encore le cas ñu bañ ko di ressentir ndax nu mu tudd le député du peuple ñu gis ne kon beneen yokkute jëm ci wàllu mburu mi moom mooy xeeñ jamono ñi malheureusement au Sénégal consommer local ba léegi nekkagul une réalité. dañoo mën a jël sa fecc ko ba mu jeex. doy na waar te dañu fa indi ndënd dañu fa indi tàmm fecc. te ñoo koy fecc ba jël ndaat say yi. boo delloo ci wàllu histoire. bi fi colonial yi nekkee sax Sénégal dafa amoon dëkk bu tudd Malicounda. qu'est-ce que ça veut dire Malicounda. mooy kër Mali au Sénégal kër Mali. Malicounda mooy kër Mali fu wax la ni même bi fi colon yi nekkee Sénégal ak Mali benn peuple la woon benn xeet la woon ba maliens yi dañu amoon kër Sénégal tey mu mujj nekk une grande commune. ñoo amoon doole ak fédération du Mali sax. c'est ça
ba pour dëggal li Ibrahima wax rek que bu ñuy toppandoo. day fekk sax ñu toppandoo ku ñu yamal c'est-à-dire que ñun mënoon nañu ba ñu wuyoo sax yeneen réew yi ni ñuy wuyoo wala li ñu ñuy dicté suñu diggante ak Mali benn réew la pratiquement lu ma ci doon yokk la mais boo xoolee ci wàllu njëgu blé bi benn yoon même bu fekkee cours mondiaux yi dafa am fu mu tënku ci wàllu yokkute blé souvent mu def ay yokkute yu xaw a kii mais dama ne est-ce que benn yoon mus nañu annoncé importation au Sénégal blé mu jóge Ukraine wala Russie. liñ ko wax. France moom pour éviter problème bi am Ukraine mu ngi commencé di gën a waajal ni muy yokkee yaatal mbayeefam ci côté sud. Italie bi gënoon di consommer blé bi jóge Ukraine mu ngi yaatal mbayeefam ci côté nord. solution pour lii am Russie ak Ukraine bañ a gaaw répercuté wu même bu fekkee gis nañu nag am na benn hausse bu am léegi nii ci wàllu blé bi du question blé bu manqué mais wàllu déplacement. ci ni ñuy wëree pour jóge Ukraine ak Russie pour dugg ci réew yi nga xam ñoom ñoo ko soxla. mais Sénégal moom balaa sawar gi commencé moom ma ngay fecc géew ba dina répercuté wu ci ñun bruit bi dana yokk coow la ci Ukraine ak Russie bu ko àdduna bi yëpp day yëg ci wàllu pétrole mais ñun yëg seegul ci ñun laalaguñu benn bi ci des ñun consommé wuñu blé bu Ukraine jënduñu blé bu Russie suñu blé bi ëpp France lañu koy jëlee wax yaa xayti Mawlana suñu blé France lay jógee waaw France daa yokk blé wala ndax blé bi manque ci Ukraine ndax xeex ba est-ce que laal na njëgu blé bi ci France bu dee ci wàllu pétrole ak yooyu xëy na mun na am hausse ci bateau yi def ay déplacement parce que bu fekkee manqué na mais est-ce que forcément sax même bu fekkee Russie dafa nekkoon deuxième producteur mondial ci wàllu pétrole ci wàllu consommation bateau yi transporté am na yoo dafay am lien direct ak indirect. Est-ce que ci wàllu pétrole directement bateau yi nga xam ne moom la ñu miin muy transporter ay blé liy jógee tugal en général est-ce que répercuté wu ni si xam nga tey bu ñu nee bateau bi doon jógee Dubaï di ñëw Dakar ci wàllu pétrole guerre ba nekk crise impacté na ko mooy bëgg nañoo nax ñi ñuy waxal. parce que Russie devancé wul daanaka Dubaï ci pétrole bu ñu nee bateau bi doon jógee Arabie Saoudite guerre ba nekk ci Dubaï impacté na ko ci wàllu yokkuteeg pétrole am na lu ci leerul. sax dafa am coow yoo xam ne daf lay laal directement am coow yoo xam ne day tas ci àdduna bi mais yow mën nga ci bañ a mucc. alors dañu soxla woon ay kilifa yoo xam ne dañuy taxaw ni askan wi hey dalal leen seen xel blé bi Sénégal di lekk jógewul Ukraine bateau yi indi blé bi carburant bi wala problème pétrole bu Russie bi impacté guñu kon na lépp tegu ci yoon lépp tegu ci norme ñun état daañu gérer yi nga xam ne moom la ñuy wax ay cours mondiaux calcul yooyu yi nga xamante ni bii suñu maam yi xamuñu ko comprendre ñu ko ma ni kenn du fi yokki mburu kenn parce que ñoom ñi lakk mburu kenn wax ba ñu juddoo ba léegi mosuñu ñoo wax ni suñu blé ñu ngi koy importé Ukraine wala Russie bu ñu kenn sonal te blé ba manqué wul tugal France gi nga xamante ni bii ñooy imposer seen blé ni mu leen neexee ñooy imposer seen yokk bien sûr état bi taxes yi ñuy wax ni teggi woon na ko état bi wàññi woon na ko daaw ci Covid 19 bi yëgaguñu fu mu ko yokkee meññee saako bi jóge 19000 wàcc ba 12000 ñu ni mukk dañu ko ciy delloo ñu ni déete waaye ñu grève ñun ñoo jiite meññee yooyu ci grève bi waa Grand Moulin de Dakar force nit ñi weñ loxo gouvernement bi ba Aminata Assome Diatta xëy yokkaat ko pour lan Grand Moulin de Dakar loolu mooy lan ñaa yeneen usine de farine yi fi nekk di ay sénégalais di ay turc ci El Hadj nee na bu ñu profité aussi coow li ngir yokk li nga xam ne moom mooy njëkk li wàllum jàng mi coow daf caa amoon kuréelu syndicat yi toog ak nguur gi waxtaan nañu ba jàngalekat yi nekk si daara yi suufee dañuy delluwaat waaye SAEMS CUSEMS nee nañu nag dañuy wéyal grève bi ba dem seeti ña nga xam ne ñoo leen yebaloon ci waxtaan wa loolee nag waa mouvement national des enseignants républicains ñoom ñu ngay rafetlu jàngalekat yi nga xam ne dañuy delluwaat waaye nag ñu ngay sàkku ci SAEMS CUSEMS ñu delloo seen xel ngir nag mën a delluwaat ca classe ya Biraye. mais je pense qu'ils ont raison du ñoom rek mouvement yan enseignant républicain wala instituteur bu mu mën a doon ci parti politique wala bu mu mën a doon actuellement parents d'élèves yëpp ñoom ñooy sàkku li ñu naan ñu delloo siwaat ci wàllu jàng bi parce que nag Mambay lépp loo xamee ne am na dañ koy waxtaane ba fexe ba ñu mën cee am solution waxtaan am na ci diggante enseignants yi di syndicat enseignants yi ak gouvernement bi nga gis gouvernement bi yabal lu tolloog juróomi ministre liñ naan ci table de négociation dajeeg lu tolloog juróom-ñett ci ay syndicats d'enseignants ñoom ñëpp
ñu bokkandoo peut-être li nga xam ne moom mooy ay revendications ñenn ñi bi ñu yokkee ne ni ñu ngi jóge ci 69 daanaka léegi 98 ba 100 milliards de francs CFA parce que sax yokk nañu ci dañu naan 98 milliards yi ñuy wax virgule quelque ndax xool nañu cours li ñuy woowee cours mondiaux du pétrole yooyu ñu ne léegi kon incidence bi mën na am léegi da doon arrondir ko 100 milliards mais ngelawaay wax dëgg fa na yàlla ku ñu dem ba négocier ngeen négocier boo amul 100% tamit mais am nga au moins 90% 95% mais li ñu naan da ngay suspendre ce mot d'ordre de grève mais nit ñi dem jàngi élèves yi dem jàngi nga xoolaat nag ngay tënkee li nga xam ne moom mooy seen programme ba nga xamee ne la ñuy jàng ci programme bi li ci des ñu mën a àgg ak ñoom ci examen àgg ak yooyu ñuy jàng ci examen yi ñu dëgmal muy ci wàllug BFM muy ci wàllug bac wala lu mu mën a doon mais boo toogee rek ne ni ñeneen ñëpp muy préscolaire bi ak élémentaire bi yéen dakkal ngeen seen grève waaye ñun parce que ñu ñooy CUSEMS ñu ñooy SAEMS dañuy war a waxtaan d'abord ak suñu base d'accord monde syndical la ñu nekk mais waxtaan bi lu mu gudd warul dépasser quelques heures jox nañ la lépp lu jëm ci wàlluk négociation yi li nga xam ni tënk ngeen ko ak gouvernement bi wala gouvernement bi jox na la ko comme proposition l'urgence voudrait que ba ngeen ci pare vendredi même bu dee 3 heures du matin ngeen pare samedi balaa midi waxtaan ngeen ak seen base ba fexe ñooñu ñu jox leen li nga xam ne moom mooy seen i réponse ngeen dellu woo gouvernement bi ne ko soit dañuy signer wala signer wuñu boobaa nag lii waa enseignant APR yi di wax mais je suis très d'accord da ngay dem ba benn moment finalement askan wi ci boppam ñoo lay jéppi parce que am na négociation boo xam ne fu muy toll donte sur le plan de la communication gouvernement bi def na lu mu mën pour fexe ba jaxase enseignants yi ak askan wi ça moom c'est de bonne guerre nuñ ko mën a waxee parce que ñoom tamit dañuy génne xaalis mënuñu éternellement di yokk li nga xam ne moom mooy ci lu ñu war a jox enseignants yi mais nag am na fu ñuy toll boo dakkalul sax mais suspendre nga may élèves yi mën a dem jàngi booy continuer di négocier ci suuf parce que peut-être am nga droit wu négocier am nga droit wu am ay revendications mais nga continuer ko mais ñiy pâtir de cette situation ce sont d'abord les élèves et les parents d'élèves que nous sommes. Inch'Allah alors le député du peuple ban jàngal ngay def ci taxawaayu CUSEMS tax SAEMS si grève bu ndongo yi jàngalekat yi. comme ni bi waay mi wax ñu xaw a woyofal tuuti. ñu xaw a woyofal pour jéem a trouver solution bàyyi xel ci seen i doom seen i jaxbaat parce que situation bi fi mu nekk nii bu ko nekk jàppee fi nga jàpp ni fii ak amoo li nga bëgg doo bouger njàng mi mooy yàqu école sénégalaise mooy yàqu donc faaw ñu jéem a am lu ñu woyofal ñoom itam comme ñi def nañu effort au moins ñu jàppale seen i doom au moins ñu continuer njàng bi. de li ñu am nii ñu ut lu ñu ci yokkaat. yeneen at a ngi ñëw mais année bi fi nekk nii lu toll ci fukki 10 semaines yoo xam ne jàng amul dafay daal di xaw a metti maam. dafay xaw a daal di metti ñu waxtaanee ña nga xam ne mooy collectif bi ëmb ña lorule ci liggéeyu TER bi nee nañ nag seen muñukaay yegg na si daj dëpp gi seen la ñu bëgg moo di ñu jox leen seen ak ndàmpaay démb la ñu ko xamle si gannaaw ga ñu woote woon ndax taskatu xibaar yi sa waxi naan sa Pikine nee nañ nag bu fekkee fay ñu leen ñoom ci boppam dinañ voyager si seen façon ci TER bi ñu ànd seex Makodou Fall seenam njiit. impacté yi fu mu nekk nii kontaan nañu parce que seen problème ba léegi ça demeure léegi nag décidé nañ jox un ultimatum à l'État du Sénégal d'ici peu duñu leen wax sax délai bu fekkee ni problème bii avancé wul réglé wuñu suñu problème paiement vulnérabilité perte de revenu locatif yi ak aménagement terrain bi mu gaaw parce que fañ ci tolloon ba léegi fa lañ toll danañ ak commission yi ba léegi réglé wuñ ko dans les jours à venir dinañ gis impacté yi dañ commencé di voyager ci terre bi te décidé nañ nag ñun ñëpp ñu ànd di voyager ci terre bi incha allah te ni ñuy voyager ci terre bi defe naa ni du bokk la comme yeneen voyage yi. mu ngoog ni ñuy voyager ci terre bi du bokk nañuy voyager comme ñeneen ñi nañuy voyager Birahim ñoom seen ndàmpaay la ñuy laaj ñu espérer ne kon président Macky Sall ne leen dégg. waaw xam nga dafa am ci bi ñuy defar terre bi. bi ñuy jël xaalis bi di ko ci indi dafa am ay kuréel yoo xam ne ñoom ñoo financé li nga xam ne moom mooy TER bi yenn ci kuréel yooyu seen tur moo ma réer waaye c'est dans ma tête dem nañu ba ñu ne léegi ñoom dañuy yónnee benn mission pour wàllug auditer lu jëm ci wàllug indemnisation ñi nga xam ne ñoom ñooy impacté TER yi parce que du ñu yem ci bureau bu communication bu gouvernement bi lu mu wax ci ñu ngi leen indemniser daanaka sur 100% 98% yi fay nañ leen yooyu yëpp mët na parce que bu fekkoon ni mët na doo dégg ay
impacté yu TER nekk ba léegi ci ay jafe-jafe ça veut dire donc aujourd'hui taxawal nañu benn dem ak dikk muy TER mu am ñoo xam ne dañ leen jëlee fa ñu nekkoon am ñoo xam ne dañu daaneel seen kër am ñoo xam ne seeni état la lu ñuy doon suturlawu ci wàllu jënd ak jaay ñu tas ko mu am loo xam ne état daf ko diggoon ak ñoom ànd ceeg ay partenaires financiers mais bu ñu demee ba ñu gis ni am na ñoo xam ne fayuñu leen ba léegi lañ leen waroon fay mais ça pose problème ça veut dire donc am na loo xam ne nit ñi waxuñu ko te bu ñu ko waxul soit état bi moom moo xamul li xew te su ma nee état mooy président de la république ci boppam ba muy inauguré di jëf li nga xam ne moom mooy dem ak dikk bu njëkk ci wàllu TER bi moom lu mu njëkk xamle mooy ni fay nañ ñëpp amul kenn koo xamee ni bedd nañ la ci wàllu indemnisation wala liñ ciy bedd peut-être du mat 1% wala 2% mais tey on se rend compte que am na ñu bari ñoo xam ne ba léegi fayuñu leen ça veut dire que soit waxuñu ko dëgg bi wala am na loo xam ne ñuul la ci wàllu woowu mais tey c'est une nécessité pour impacter parce que am na ñeneen ñuy ñëw muy BRT bi y a des impactés yu BRT bu fekkee ni TER bi fayaguñ leen ñoom ñëpp BRT bi ñu teggi seen i kër ñëpp ci yenn ci ay zones yi nii espérons que lañ leen war a fay dañ ko teel a fay ba nga xamee ni sur le plan social du bëri ay crise yoo xamee ni da nga ko war a régler ci réewum Sénégal voilà impacté yu TER yi ñoom El Hadj nee nañu seen xaalis la ñu bëgg lu ko may rek ñoom it daañu dugg ci TER bi seen façon bu mën nañu bañ a def loo xam ne xëy na mën na indi fitna ci ñoom mais interpeller aussi gouvernement bu respecté kàddoom yow yaa ñëw indi projet bu bees boo xam ni am na ñu mu impacté yàqal leen seen dund seen bérébu liggéeyukaay xëy na seen dëkkuwaay nga promettre leen loo xam ni mooy ndàmpaay bi ñu war lu wanteel mais lan moo tax ci diggante ñàkk leen mën a jox loolu lu fa disponible la lu ñu leen waxtaan naruñu ko la wala xaalis bi dafa dugg faneen fu mu war a dugg bari na ay questions yu ñu mën a poser alors que tey bu ñu duggee ci train bi ak seen façon bopp dañuy yokkaat gën a nekk victime plus la ñuy nekk parce que xëy na jàpp mën na leen ci fekk xëy na mën nañ leen tuumaal leneen ak leneen donc li jaadu mooy interpeller gouvernement bi vraiment mu taxawee li nga xam ne moom mooy waree fam muy sàmmanteeg ay kàddoom comme ni mu ko waxee woon ak ñi nekk ay victimes bi ñuy defar projet boobu nga xam ni normalement war na bàyyi wàlla xel ndàmpaayu ñi nekk tey ay victimes am. mu ngoog acca kon ñu jaajëfal leen rendez-vous bi ci 89.7 la Zik FM seen émission Teuss. incha allah ak El Hadj Ahmed Aïdara Birame Diadji Touré rédaction bi mu ngi lay xaar ak le grand journal bu 12h. ma jaxase kaak askan wi ñu dalal Pape Mante Mboup ci tàggat yaram. ak ba jëpp borom jàmm si teex dugaar Pape Mante Mboup daal di teew ma naan kan asalaamaaleykum. aleykum salaam borom département bi. da koy tëyi. alhamdulilah ak yu tëyi. waaw ñooy góorgóorlu de. ana waa jam ñaajo. ñoo ngi laa nuyu bu baax. ngi si jàmm bu baax. bu baax alhamdulilah ana maire ba Mamadou Moulaye Guèye. waaw ñoo ngi laa nuyu bu baax de. ak yaru bi wax sax doo ko dégg. waaw ak Alima Diop. Alima. Diop man de démb la ma woo xam nga rek. Alima Diop jam ñaajo la dëkk. jam ñaajo la dëkk nee ñoo ngi ci usine buy defar fëgg jaay bi. te ñoom foofu noonu waaw saa su nekk daal. dañuy teewlu dañuy ànd ak ñun. ñu leen di jaajëfal bu baax a baax. def na lu am solo. waaw ñu baax Amadou Bayel Sow. mi ngi nekk rajo bu nekk le grand journaliste. voilà rajo bu Baaba Maal bi. football Ligue 1 11e journée génération foot mu mel ni kon jamono ji moo jël première place bi ci championnat bi. waaw génération foot nag naam def na match nul ci digganteem ak Guédiawaye FC ci biir week-end bi waaye teewul ba tey moo nekk nag ci première place bi am fukki poñ ak juróom-ñeent daanaka soo xoolee sax ci goal average bi am na plus 6 ñi nag di waa Guédiawaye am 19 points plus 3 Casa Sport naam sax ni match nul la def moom tamit ci digganteem ak Ñambour bu Louga am 19 points plus 4 kon daanaka AS Pikine moo def nag opération bu am solo ci 11e journée bi ndaxte moom dafa daan nag US Gorée daan yu métti sax ñeenti ball ci dara ba tax na sax mu nekk ci ñeenteelu place bi ak fukki poñ ak juróom-ñaar AS Douane gën a tamit dugal jàmbaar gannaaw bu mu ko daanee benn ball ci dara jàppal nag nekk champion en titre bi di Teungueth FC daanaka nag waxtu wi dafa mel ni dafa nekk ci ay jafe-jafe ndaxte gëj naa nag am ndam ci leeral ñu ànd ci ak Soxna Fall gannaaw nag ba ñu dugalee juróom-ñaari but ci fukk ak benneelu bëccëg bi.
bëccëg yi dañuy tegloo di nuroo lool ba nu dooraate championnat bi ak léegi yenn ci équipe yi dañoo teggi seen tànk but yi tamit raar na lool juróom-ñaar képp lañu daal di dugal ci fukk ak benneelu bëccëg bi mu am juróomi match nul ñeenti moom far amul sax but ñaari ndam kese lañ ci nemmeeku AS Douane mi daan Jàmbaar AS Pikine lapp yu metti US Gorée ci 4-0 mooy score bi gën a rëy ci bëccëg bile ñoom kese ñooy équipe yi am ndam bile di ñeenteelu defetam Jàmbaar ànd ci ak Ndiambour de Louga ñi ngi ci zone rouge bi ñaari équipe yooyu ku ci nekk benn ndam kese nga am ba ñu dooree ak léegi Génération Foot mooy leader ba tey naa match nul moo dox ci digganteem ak GFC ñu mën a jàpp Casa Sport mi amal juróom-ñaareelu match nulam waaye ba fii mooy équipe bi nga xam ne amagul défaite moo nekk sax ci ñaareelu place bi mbir yi doxatul ci Tëngéej FC mu nekk ci digg tableau bi ci juróom-ñaareelu place bi Tëngéej ñetti victoire la am ñetti défaite ak juróomi match nul. dañuy desee ni nag ci 11e journée bu Ligue 1 bi Dakar Sacré-Cœur ak Jaraaf bu Dakar ñoom dañoo def match nul 0 but partout Jaraaf sax waxtu wi moo nekk si juróomeelu place bi am fukki poñ ak juróom-ñaar derby Thiessois bi nag doon dox ci diggante CNEPS Excellence bu Thiès ak Mbour Petite Côte dañoo mujjee tembo 0 but partout ci noonu nag dañuy teewlu capitaine bu Mbour Petite Côte ak bu ñii di waa CNEPS Excellence bu Thiès si micro kii di Mbaye Tall Xuma. mais tey dañoo diggul quoi mais tey dañoo am difficulté ba pare adversaire bi ñëw xañ ñu ko quoi mais boo xoolee tamit gën nañoo gagné mais tamit gis naa ni football la te championnat la ñuy joué bu ñu demee ba mënuñoo gagné bu ñu amee 1 point moo gën defet côté attaque bi xam naa ko dañoo amagul confiance tax boo xoolee premier mi-temps bi am nañ ko te waroon nañ ko mën a dugal mais dafa dikkagul rek mais dina ñëw incha allah. non boo xoolee premier mi-temps bi vent bi xaw nañoo sonal te aussi ñëwuñu woon sax pour xaar ñoo ñëwoon pour attaquer parce que dañoo bëggoon a gagné match bi. te aussi bu ñu fàtte ni tamit MPC ñoom fii la ñuy recevoir kon donc terrain bi terrain neutre la ñun ñaari équipe yëpp ñoo fi yamandoo. pousse mënuñu am 3 points ñu jël benn point bi bon CNEPS ñoom tamit équipe buy joué la moo tax ñu xaw a am difficulté tuuti rek mais manque d'efficacité moo tax mënuñu dugal quoi. ndax équipe boo ko bettul mënoo koo dugal consigne yooyu la ñuy joué pour teg bal bi joué boobu loolu la ñuy joué te équipe bi tamit bu comprendre li ñuy joué. day reculer fàtt espace yi nga xamante nii foofu la ñu war a jaar pour dugal quoi il fallait que ñu jaar ci kaw pour mun leen a bett mais coach bi mooy bañ bal bi jóg pour ñu football quoi mais dinañ ci gën a bàyyi xel bu baax a baax parce que championnat bi moom boo dugalul moom da ngay mbari ay match nul quoi. 11e journée Ligue 2 bi également joué nañ ko ci week-end bi. tey joué nañ ko ci week-end bi kon jàppal ne nag ay jongante yu am solo amoon na ci ndaxte Thiès FC moo mujjee daan nag Renaissance bu Ndakaaru ñetti ball ci ñaar waaye teewul ba tey Thiès FC moom nag ci zone rouge bi NGB ñaari tali dominé ñi di waa Amitié FC ñaari ball ci benn même score la ñu nemmeeku nag ci diggante Sonacos ak ñi di waa Kër Madior Demba Diop nag moo daan Oslo FA ñetti ball ci benn ISO ak Port Autonome bu Ndakaaru ñoo def match nul 1 but partout. Dakar Université Club moo daan ñii di waa jamono Dakar Université Club ak jamono bu Fatick 0 but partout la ñu def kon waxtu wi jot nañu dugal nag fukk ak juróom-ñaari but ci nag 11e journée bu Ligue 2 bi nga xam ne tey jii la ci ngoon la ñu koy dar képp bu 6h30 jotee ci diggante nag ñaar ñi nga xam ne ñoo nekk ci bopp championnat bi tolloo ki ay poñ ku nekk am ñaar fukk ak ñaar muy diggante Stade de Mbour ak équipe bu Walidane. basketball éliminatoire mondial 2023 démb suñu gaynde dañoo noggatu waa Kenya nag. waaw démb nag Sénégal noggatu nag waa Kenya noggatu. 100 ñaata 153. non 155. 100 ñi am 55. non dañ leen noggatu. waaw daan nañ leen daan yu mbéy ndaxte Sénégal nag xam nga si ñaareelu sotteem nag dafa nërmelu woon ci kanamu RD Congo ba tax na kon démb nag la mujjee nag defarwaat bu baax a baax ci kanamu Kenya tax nag Sénégal jël sax waxtu wi première place ci nag poule D bi nga xam ne ci la bokkoon mu ubbil ko nag mu waajalaat bu baax a baax lu jëm nag ci wàllum fenêtre juin juillet foofu ca nag Caire ca Égypte ngir nag lu jëm ci wàllum éliminatoire coupe du monde bu ñu fas yéene amal ca 2023 foofu ca Philippines Japon. ni kii noonu tamit Indonésie ci noonu dañ ci teewlu Mamadou Gueye Pa bi ak yenn ci ay joueur am ci jàppandalu ak kii di Sadio Abibuka. parce que suñu objectif si njëlbeen moo doon am ñetti victoire tey jii am na ñaari victoire. kontaan rek la ñuy def parce que dañu waroon rattrapé wu suñu match bu ñu dem démb bu ñu perte suñu kanam def nañ ko respecté nañ ko suñu coach alhamdulilah. 2-3 c'est pas mal suñu sañoon ñu gën 3-3 parce qu'on joue à domicile mais xam parce que demee noonu on peut pas gagner tous les matchs mais xam 2-3 c'est pas mal.
dañuy waxtaanee bi la yoon dawlum vélo di cyclisme mel ni kon ñaareelu édition Casatu jot nañu ko amal ci week-end bi. waaw jot nañu amal nag ca week-end bi foofu ca diwaanu Ziguinchor jàppale nag ay nag athlètes yi nga xam ne maanaam ay cyclistes jóge nag ci réew yu bëri ñoo fa teewoon lépp rek ngir nag gën a mën a jëmmal boobu la discipline foofu ca diwaanu Casamance. en tout cas lu ci mënti am daal président ligue régional bi bu cyclisme rafetlu na bu baax a baax compétition bi dañu ko amalee ca diwaanu Casamance ñu dem fekki fa Abdourahmane Diallo. département bu Bignona doon étape bu njëkk bu Casatour. course bi démarré na ci jàmm mu am sécurité mu am aussi yoon boo xamante ne bu mujj ay. bi la activité sportive bi nga xamante ne mu ngi ci ñaareelu édition am li ko tax a jóg mooy fexe ba jaay destination bu Casamance bu ñu sukkandiku ci kàddu yi président bu ligue régionale bu cyclisme. pour mën a jaay Casamance région bu mel ni Casamance si wàllum tourisme ak wàllum économie il faut d'abord ñu am sport yoo xamante ne ak ay activités yoo xamante ne mooy woone rafetaay Casamance. ay cyclistes yu jógee ci ay nationalités yu bëri ñoo marqué rendez-vous bile. ay français si biir mu am ay gambien mu am ay bissau-guinéen mu am aussi coureur sénégalais yu fi nekkee. d'ailleurs première étape bile ki nga xamante ne moo di Vincent Adobert di ab français moom moo daal di gagné étape bile. Je suis très satisfait et heureusement j'ai pu résister au peloton et puis finir en solitaire, mais ça a été un peu difficile parce que le parcours a été un peu plus long que prévu. ginnaaw Bignona cycliste yi def nañu étape bu Ziguinchor laata nag ñuy jeexal bile édition ci étape bu Cap Skirring nekk ca département bu Oussouye. jaajëf Abdourahmane Diallo suñu cycliste maison bi xam naa ne faaw nga tàggataat Mambay ci mbir mi ni mel. nga dawal vélo. yow de aw ma vélo mais mën naa dawal vélo. man ak yow yem ngeen yow jaajëf ñu joxante dig daje kon ci kanam tuuti ci émission Subatel 12h ak 13h incha allah ci Zik FM lay doon ci yaatal lépp lu jëm ci wàllum xibaaru tàgg yaram. jaajëf Pape Man Demba borom jàmm si teex Duga ñu jàll si pàcc mujj bi ci li yéen kaay xëy fësal ñu ànd Cheikh El Hadji Ahmed Aïdara. ginnaaw ay day jàmm Le Soleil yéene kaay ne juboo day am na ci diggante gouvernement bi la ak jàngalekat ya waaw parce que xaalis bi nga xam ne nag maanaam moom moo juróon nag coow la day jógee na ci juróom-benn fukk ak juróom-ñeent ci ay milliards dem nag ci juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett yu toftal kon juróom-ñett di 98,8 milliards allahu akbar te gis nga dogal yooyee waaw danañu ko dogal nag benn fan ci weeru mai 2022 dama ne lu tolloo juróom ci ay syndicat yu UGC nee nañu grève ba dakkal nañ ko de am na ci benn comité de suivi des accords yoo xam ne nag daal dinañ koy taxawal gouvernement ba day waajuru ndongoy bég nañu lool ca la ñu def tribune yéene kaa ne waaye nag gis nga jafe-jafe bi nga xam ne moom ci wàllu njàngale mi lée waa CUSEMS ak waa SAMES day daal dinañuy xooti nag proposition bi nga xam ne moom la gouvernement ba def allahu akbar te nee nañu xeex boobee danañu ko continuer exclusive yéene kaa ne dëgg la waa CUSEMS ak waa SAMES day nee nañu duñu signé protocole d'accord ba ña nga xam ne ñoom ñoo ca des dellu nañu ca classe ya kuréel gi njaboote jàngalekat yi nekk ci APR day te may mun a xuma si soxo jiite leen waaw nee nañu ña ngay bàyyi nag waa CUSEMS ak waa SAMES yooyee ak adduna parce que nag ñoom jàngalekat yooyee ne duñu jeexal grève bi nañu xam ne sénégalais yi lée waajuru ndongo yi élèves yi société civile ñëpp la ñu bëgg daal mooy dellu ca classe ya may mun a xuma si soxo ak ñamoo àndal ne kon nag nañ leen bàyyi ñoom waa CUSEMS ak waa SAMES ak adduna bi sur saane ñoom jàngalekat yooyee nga xam ne nee nañu duñu dakkal grève bi day waaw nguur gaa ngi leen di menacé ne danañu dal seen kaw allahu akbar Sud Quotidien ne ci boobu daal boo bëggee dégg-dëgg waaw saful yàpp saful jënde laaste réew mi day yëpp waa CUSEMS ak waa SAMES la ñuy déglu réew mi yëpp Macky Sall la ñuy déglu ci gouvernement bu bees bi kañ lay ñëw critique yéene kaa ne xam nga coalition bi lée di Benno Bokk Yaakaar waaw Macky Sall dana ko xoolaat wala mu sàkk pexe de waaw parce que ginnaaw nag ba ñu àndee juróom-ñaari at ñoom waa Benno waaw Macky Sall day xam-xamam daa màcc ci wàllum politique nag waaye olé élection présidentielle 2019 yo Macky Sall daal di rey Benno Bokk Yaakaar mu faf jeex ndax daa jeexoon nag Macky Sall daal di langaamu nag ci mbir moo xam ne tekkeetul dara coquille vide la moo taxit gis nga tey ci le looloo ko indil jafe-jafe yi muy dund waaye moo taxit ak gouvernement
mu bees bi Macky dana caxa-caxatee opposition bi de mar di taal ana ñu ne woon waa Pastef ñooy chef opposition bi Doudou Wade bu parti démocratique sénégalais ci tribune yéene kaay ne du dëgg Pastef n'est pas la première force de l'opposition Doudou Wade ne nañ leen ko natt ci élection député yi la passé mais Ousmane Sonko non inscrit la te ñin waa PDS am nañ groupe parlementaire booy benn ñaar élection locale yi ñu génne ni lée Pastef nekkul ne moom dong moo dem laas ne gis nga coow loolee am day ci kan moo jiitu ci opposition ba waaw Ousmane Sonko yaakaar na ne daaneel na Abdoulaye Wade kon ca basam ba ca Touba Mbacké parce que njiital Pastef nee na suñuy escorte ci Touba gi dañu ko multiplier te bu ñuy tànn na kan moo gagné ci élection locale ci département bi lée Pastef la Ousmane Sonko ko wax ci kanamu Serigne Cheikhouna Mbacké moom Serigne Fallou nekkit Serigne Cheikh Thioro Mbacké Sonko tontu na Doudou Wade l'indépendant yéene kaay ne gis nga reconstruction de la famille libérale bi waaw Doudou Wade day nee na Macky Sall mi ngi teg ay jéego waaye ñun waa PDS la ñuy sàkk mooy ñu atewaat Karim Wade mi waaye bëgg nu amnistie kakatar yéene kaay ne xam ngeen lan moo tax ba Abdoulaye Wade mi ne ñëwul ci inauguration stade bi nga xam ne moom lañ ko tuddee waaw waa Qatar bañ de Karim Wade ci boppam moom bañ laa la wax dama ne la ba xew ma desee ñaari fan ci la waa bale bii xam ne Abdoulaye Wade du fa teg tànkam waaw Karim Wade ci boppam moo bëggul woon a bàyyi baayam daal di ñëw ci xew mi jubóole Abdoulaye Wade ak Macky Sall xaw ma woon yoon la ñuy jaar ba gérer dossier Karim Wade looloy coow li waaye dossier Aliou Sall mi ne nan lañ ko gérer terminé yéene kaa ne Aliou Sall day ma ngay gën a fipp nag ma ngay radicalisé wu Le Quotidien yéene kaa ne Aliou Sall day créé na mouvement politique nag laa la wax yaa jum wala maa jum maa la wax li la de renfort le mouvement ba tudd source ané Aliou Sall day ginnaaw ba mu tuumaale yenn ci ay responsable ak ay xaritu Benno Bokk Yaakaar ne ay fumiste lañu ay traître lañu warkat ñoo financé campagne opposition bi ci élection locale yi ñu génn ni lé Aliou Sall daal dina créé nag mouvement tuddee ko renfort ñëf yéene kaay daaw da càmmine waaye Aliou Sall ak ay nitam yi mbaa dinañoo am ay ambition nationale ba ci candidat élection présidentielle 2024 ya looloo jar a laaj weneen laaj bi mooy ndax Aliou Sall mi dana continuer nekk coordonnateur u APR Benno Bokk Yaakaar ca Guédiawaye gële looloo jar a laaj yéene kaay yu ma jambal jàngi ne dama ne ki nekkoon maire Guédiawaye di Aliou Sall mi lé élection yi di ñëw lay waajal de Direct News ne Aliou Sall daal boo bëggee dégg-dëgg élection député 2022 yi lay préparé ak mouvement bi renfort maa la ko wax Aliou Sall ne rey ma jaale ma laadul nangu ay responsable APR yu may woo naan ma jubóol ak Ahmed Aïdara waaye Ahmed moomee bi may saaga ñoom fan lañ nekkoon booy benn ñaar lu tolloo juróomi junni 5000 électeurs yoo xam ne dañ koo transféré fii ngir ñu gañama ñoom waa APR ñoo ma xeex tamit Lat Diop sama ndeteelu gi defet bi man ak Lat Diop waa APR la ñoo ko liggéey ñenn ñi dem nañ bay financer opposition bi lée te buñ ca yeggee danaa tudd seen tur ñëf rek ko Macky Sall ne sama ennemi bi ma jàkkaar lool xanaa Ahmed la fu ma ko samañetee rek ma saañ ko laa la wax œil pour œil dent pour dent loolu moom yaa ko teree neex Le Quotidien yéene kaay ne Abdou Mbow day ak Seydou Gueye porte-parole APR yi waaw bañ leen laajee nag ca mouvement wu Aliou Sall boobee dañ ne duñ ca wax Abdou Khafor Touré APR waxi naa nim sa te Guédiawaye ci Le Quotidien yéene kaay waaw nee na élection Ahmed Aïdara bi lée nekkul accident de man day bettuma parce que Ahmed nag lu tolloog juróomi atu yàlla mi ngi ci terrain bi di politique laa la wax Abdou Khafor Touré ne Aliou Sall nag ci bilan la ko te affaire bi nag nekkul bilan kese de déedéet wàcc tamit sur le terrain da cay am te Aïdara Chérif nag daa wàcc sur le terrain occupé terrain bi lu ëpp juróomi atu yàlla te ñun waa Benno Bokk Yaakaar booloo wuñu manque d'unité solidarité amu fa esprit de camaraderie amu fa te mbir mi nag proximité jege askan wi la man Abdou Khafor Touré maa wax lii sur saane gis nga Guédiawaye googe lay des a terrain yi nga xam ne dañ koo jokkoon conseil municipaux ya nekk ca commune ba ak ca ville bu Guédiawaye ca littoral ba way Samba waaw xam nga mbir mi fan la jógee ñoom ña nga xam ne ñoom ñoo fa nekk maire noone ak mairie ville ba ñoo waxtaan ba juboo jébal ko président Macky Sall mu xàllal leen yoon ñu daal di baacoo terrain ñu daal di leen jox nag ay kay yi wane ne filao yi yéenay borom exclusive yéene kaa ne non Macky Sall vrai faux libéral la la wax 90 milliards jàngalekat ya 50 milliards wàññi dund gi 17 milliards gayndey jigéen ya woon ca basket lu jege benn milliard ak genn wàll gayndey football yi njëgal gerte gi yokk ko recruter 5000 enseignants kàkkatar yéene kaa ne waaye terrain yi nga xam ne dañ koo jox gayndey football yi biñ gañee coupe d'Afrique bi waaw lébu yi nee nañu duñ ci d'accord tey te duñ ci d'accord ëllëg seen terrain la seen alal la waaye caution beeg parrainage ba nag Mamadou Diop Decroix waaw nee na wàllum daf yëngal la rek daf yëngal rek libération yéene kaa ne Serigne Kosso Mountakha Mbacké ci visite douane bi lée ca Touba waaw nee na xalif bi day mësta wax kàddul jëm ci ndax douane yi ku xam Serigne Mountakha dëgg xam ne kàddu yooyee du jóge ca moom mukk évidence yéene kaa ne commune bu Mewane day Bara Ndiaye nee nañ ko gagné nañ la débuté nañ ko ca recours ba moo tax def na passation de jox na lenge Cheikh Sall mais gars yi lu tax bu ñu leen gagné ñuy siisu waaye de ak loo siisu na nga xam ne suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal
jaajëf El Hadj Ahmed Aïdara jaajëfal leen bu baax ci lanu ka ndar keppee laata ñu koy yëkkati Yacine dafa mel ni trafic am na de. waaw dafa mel ni loolu lañ ñu wax nañ wàcc. ba léegi. Papa Alé Cissé di ngeen ko am sur 89.7 Zik FM ak waa Tës incha allah El Hadj Ahmed Aïdara certainement ou ak Mambé Ndiaye. El Hadj Mamadou Mansour Diop ak Mantoulaye Thioub Ndoye tey du ma dem. sur Sen TV di ngeen am Asma Khadija bu soobee yàlla ànd leen di wéyandeeg ñun donc suñu programme comme ni ñu koy defee sur les chaînes leaders Zik FM ak Sen TV ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax si seen kóolute au passage may remercier Amif Her moom moo ma jaaral si bopp bi maa ngi lay remercier bu baax a baax madame John on se donne rendez-vous demain inchallah à pareille heure sur ce passez d'agréablement en nos compagnies. xememteefam doon fexe ba doomi réew mi am ci lu ñu jàpp te mën a liggéey xememteefam doon wàccuwanteeg li askan wi xaar ci moom mu ànd ak ay ndaw yu juddoo ci réew mi te man lool seen def-def man lool itam li ñu xam ci wàllu communication bay ko mi seen waar ba Sénégal mën a naat. ay ndaw yu jàpp ni li naatal Sénégal a ngi ci seen loxo ay ndaw yu joxante bopp ay ndaw yu bëgg sigil seen réew ngir kenn ku nekk lawtanu koom-koom ak naataange gi Sénégal soxla te xale la wàllu communication événement kenn duñ ca jiitu information ñoo nga ca kanam bu dee débat